Les problèmes dentaires peuvent avoir de graves conséquences et une bonne hygiène bucco-dentaire aide à prévenir la mauvaise haleine, la carie et les maladies gencives. Alors, nous vous présentons le pâte dentifrice aux herbes naturelles appelé Gumfort pour une haleine fraîche, des dents plus fortes et des gencives saines. Des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés offrent des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Une utilisation régulière protège les dents et les gencives contre les infections. Gumfort empêche les caries, arrête le saignement des gencives. Il empêche également et réduit la douleur dans les gencives et les dents. Gumfort construit un émail solide et sain, réduit la sensibilité des dents, rafraîchit la bouche et prévient les mauvaises odeurs. Gumfort a une formulation unique d'ingrédients naturels offrant une protection complète et durable. Aldi, Pupli, Baboul et Meswek. Dans Gumfort aide à garder les dents blanches et brillantes. Vajara Denti resserre les gencives pour combler les lacunes. Nîmes et Aldi, les agents antibactériens les plus puissants, aident à combattre Yoré et traiter les infections des gencives. Pudina et Lung tuent efficacement les bactéries responsables de la mauvaise haleine. Pour prévenir la carie dentaire, la carie et la mauvaise haleine, Gumfort est utile dans la sensibilité dentaire, combat la plaque dentaire et blanchit les dents. Gumfort, la pâte dentifrice pour toute la famille, disponible en pharmacie avec un prix très abordable. rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci biir la jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukkil leen ponk yi ci gën a fës dañu koy door rek Modou Touré di ki yëkkati woon ay kàddu tuuma jëmale ko ci directrice bu 7TV di Maimouna Ndour Faye ni ki démb lañu leen doon atte ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru dinañ leen ko faram-fàcceel ci biir xibaar yi. Racine Talla directeur bu RTS 1 dal dinay porter plainte ñett ci ay employé li ko dal di soob nag mu di coow li fi am ci fan yi ñu génn ci seen digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di employé ci RTS ginnaaw bu ñuy wax ne dañuy dund ay jafe-jafe màggalug Tuuba ginnaaw ci ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci réew mi di wax ne dañu ko war a annuler ki nga xam ne moo di Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma mi yor wàllum communication bu màggalug Tuuba dal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñooñu ngir ñu xam seen place ñu jeexale li nga xam ne moom moo di li gën a fës ak tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l'action sociale amal tey ci samedi yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru août mbokki xarit yi li mooy di fës ci ponk yi ngeen taaxee lu bàkk bi jàll ñu fam fàcce. salaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu la ñu koy dooree faram fàcce Modou Touré ni ki démb ci àjjuma ji ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru àtte nañu ko digganteem ak Maimouna Ndour Faye ba dal di koy tëj ci weeru kaso woo xam ne sursis la ginnaaw tuuma yi nga xam ne moom la yëkkati woon teg ko ci ndoddu Maimouna Ndour Faye mi nekk directrice bu 7TV ne moo doon recruter lii lee di nervi yi doon leen fay ñetti junni ci jamono ji président Macky Sall doon amal ab tournée économique ci biir réew mi àtteeb tribunal bi nag dafa dal di jox Maimouna Ndour Faye moomu dëgg waaye ki nga xam ne moom moo di Modou Touré dal dinay démentir lu ni mel ba noppi dal di ballu ak ki nga xam ne moom moo di Maimouna Ndour Faye. Magalu Tuuba daje Covid 19 comme nañ ko amale woon ndaw te Serigne Mountakha Bassirou Mbacké joxe ndigal ñu amalewaat ko noonu ñenn ci kilifa yi ci biir réew mi di sàkku màggal gi nag bañ a am comme yeneen événement yi ni ñuy bañ a amee ki nga xam ne moom moo di président commission culture bu ko yor communication bu grand magal de Touba di Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma dal dinay tontu ñaari ñi mu jàpp ne rek ñoom ñi ngi ci wax ku ci mel ni Moustapha Diakhaté ak ki nga xam ne moo di magistrat bi di Amidou Dème dal di leen di wax nag li leen di décision yi ñu jël ba noppi ak disposition yi ñu ci jël te lépp doon ay ndigal yu bàyyeekoo ci Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nee na nañu ko màggale woon daaw ni lañu koy
màggalewaat ren dinañu ci jël lépp loo xam ne moom moo di ay matuwaay ngir mbas mi bañ a law ca Touba. Pape Samba Mboup mer na ba futu ginnaaw li nga xam ne moom moo di information bi circulé ni ki démb ba léegi ne dañu koy évacuer ca bitim réew te li ko soob mu di jàngoro ji di Covid-19 moo ko dal moom Pape Samba Mboup nag dal dinay démentir lu ni mel ba noppi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki wax lu ni mel di Guy Marius Sagna. Pape Samba moom nee na bu ñëwee dafay dal di yóbbu ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna ci yoon ndaxte lu ñuy wax ci ndoddam dara amu ci. ñu àddu wax ci leneen lu ñeel askan wi ci RTS 1 coow la nga mel ni tulleeg male Racine Talla mi nga xam ne moom moo di directeur ba dal dinay porter plainte ñett ci ay employé am ca sûreté urbaine ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo di notification yi yooyu li employé jot mu di ay convocation yu nga xam ne mi ngi bàyyeekoo ci sûreté urbaine ginnaaw li nga xam ne nag moo di coow la xew actuellement ci RTS 1 coow diggante ci employé ak Racine Talla ba tax na syndicaliste yi fa nekk daal ñoom dañu doon amal ab conférence de presse li ñuy jàpp nag mu di acharnement ak lu ni mel ba tax Racine Talla daal di jébbal ay plainte ñeent ci ay employé am ba altine bi ñu dëkkmal la ñu war a wuy ji nouveau xalif bu Layeen di Serigne Mouhamadou Makhtar Laye imnu Serigne Seydina Magnon Laye dal dinay daje ak président de la République Macky Sall ci King Fahd Palace seenum ndaje nag fësaluñu ana lañ la ñu waroon waxtaane waaye ginnaaw moom moo toog li nga xam ne moo di ci xalifu Layeen gi dañu doon gisee ngir mën a waxtaan ci lu doxal réew mi waaye moom président Macky Sall ña ngi koy xaar ni ki tey ca Layeen ginnaaw bu mu yebalee woon ci bisub fukki fan ci weeru août gi ñu nekk ca Layeen ngir mu jàlle ji ki nga xam ne moo di kilifa ga fa bàyyeekoo mu di Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. ñu àddu wax ci leneen ginnaaw li nga xam ne moom moo di prix d'honneur Galliane bi ñu jox Youssou Ndour ginnaaw nag li nga xam ne moom moo di Youssou Ndour mi nga xam ne moom la ñu dippee roi du mbalax bu réewum Sénégal Burkina Faso dal di jël boobule raaya dal di koy jébbal ki nga xam ne moo di Youssou ma jigéen Ndour moom mu jaarale ko ci loxob Jacob Ouédraogo di ambassadeur bu Burkina Faso ci réewum Sénégal ni ki démb la ñu ko dal di jébbal ba noppi expliqué ana lan moo tax ñu bàyyi fi ñëpp taamu ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndour di waykat bu Sénégal. ñu àddu wax ci leneen tali ci réewum Sénégal wala ñi nga xam ne ñoom ñoo di oto yi ñi ngi wéy di def ay accident yu métti métti ginnaaw nag semaine bi ñu nekk ak semaine bi ñu génn lu ëpp ñaar fukki nit ñàkk nañu seen bakkan ci accident yi li nga xam ne moom moo xew ni ki démb ca Koungheul ñaari camion yu daje dal dinay tax nag benn nit ñàkkaat bakkanam am ñu ci jële ay gaañu gaañu yu métti métti mi ngi xew ni ki démb ci suba ci yoonu Koungheul wi mu doon accident boo xam ne itam lu doy waar la ci ay image yu ñu jot a wasaare chauffeuru camion bi nga xam ne moom moo daje woon ak lii di particulier bi doon dem ca Touba te xale yi bàyyeekoo woon Thiès doon dem ci wooteek xasida gi Serigne Mountakha woote woon te juróom ñaar ñi ñàkk ci seen bakkan chauffeuru camion ba yoon dal dina koy teg loxo ba dal dinañu koy déféré au parquet ginnaaw li nga xam ne nag moom la ñuy xaar ngir mu janoo ak procureur bi bu ñu sukkandikoo ci RFM. ñu àddu wax ci leneen ca Ziguinchor li nga xam ne moom moo di lu doy waar la fa xew ki nga xam ne moom moo dal di suicidé wu maanaam dafa dal di xaru mu di Yves Diédhiou moom mi nga xam ne dafa dal di ñàkk bakkanam xaru ci jour bi nga xam ne ci la doom ji doon defee anniversaire bu ñu sukkandikoo ci Libération li waral mu dal di xaru nag waxuñu ko waaye daal bis bi nga xam ne ci la doon feeteel doom ji lii la di anniversaire ñaari atam ci la xaru ba ñàkk ci bakkanam. ñu àddu wax ci leneen wax ci arrêté bi nga xam ne préfet bu Saint-Louis dal dina koy amal jëmale ko ci li nga xam ne nag moo di bésub tey 14 août jàpp ëllëg di 15 août ngir li nga xam ne moom moo di les plages hydrobase ak salsa yi ci li nga xam ne moom moo di boobule fête du am ca Saint-Louis li ko waral nag mu di ndaka la ñuy def ba xeex jàngoro ji di Covid-19 daf leen soxal te lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum dajaloo rek dañ ko fay bañ mu doon dogal boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci
Modou Ndiaye mi nekk préfet bu Saint-Louis. ñu wax ci li nga xam ne moom moo di ay nit yu mal intentionné wu jóg ngir nag daaneel li nga xam ne moom moo di banque bi di BCEAO ginnaaw bu ñuy jëfandikoo li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi di ci arnaqué ni ñu lu ci mel ni ay documents ay adresse électronique ay site web di présenté wu comme si ñoom ay ndawu banque BCEAO lañ. ngir di ci nax doomu aadama yi mujjee nañu leen a dal di démasqué nag ba li nga xam ne moom moo di banque bi jël na ay avocat am ngir def ci lépp lu ci war ba ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw loolu yoon dal di leen di teg loxo. ñu dem ca Diourbel ñeenti téeméeri prisonniers yi dañoo tàmbali ab grève ngir nag longue détention yi nga xam ne moom lañ leen di teg ak li nga xam ne moo di condition yu bon ya ñu nekkee bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo di seen ay kàddu ci juróom-ñaar téeméeri détenu yi ñeenti téeméeri daal ñoom ñoo tàmbali seenub grève ngir ñu dal di leen di juger bu ñu sukkandikoo ci Sénégal. ñu dem ca Thiès teg nañ fa loxo ay samba boy lu tollook ñeent yoo xam ne ñoo doon dajji magasin ya di yàqate waaye itam di dugg ci kër yi di sàcc di agressé ñoom ñeent ñooñu dañuy encagoulé wu saa su nekk di def ay xeetu ñaawteef. teg nañu leen loxo ginnaaw bu ñu leen di teg loxo yi itam fekk nañu ci ñoom ay arme blanche ak yeneen i jumtukaay yoo xam ne moom la ñu doon jëfandikoo ci bu ñuy agressé nit ñi leen teg loxo mu di gendarmerie bu Pout. ñu jeexale xibaar yi ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l'action sociale amal tey ci samedi yamook fukki fan ak ñeent ci weeru août ci te suñu jot def ñaar téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo dellu si waat am doomu jàngoro bi. fukki nit ak juróom-ñaar ñàkkaat nañ seen bakkan dolleeku ci lim ba ñàkkoon seen bakkan ñeenti téeméer ak juróomi nit wér nañ ba ñibbi seeni kër juróom fukki nit ak juróom-ñeent ñi ngi Sowétas tax ñiy sàmmonteeg wér gu yaramu doomu aadama yi di ci lëkkoog ministère de la santé et de l'action sociale di sàkku ci askan wi ñuy gën di woyal digle yi te bàyyi tere yi bokk na ci di takk masque laal zel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi. mbokki xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndar keppe di ñaan ngeen di woy suñuy programme di leen ñaanal fanaanum jàmm te leen di jox dig daji altine incha allah.